ziar nañ leen yéen ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi nga ñuy seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie partout fu Sénégal nekk di suivre 4appuis yi ñu leen nuyu bu baax di la ziar comme ni ñu koy defee toujours rek tey ñi ngi waat fii Thiaroye Géej seet si Khadim Ndiaye numéro 1 ñu bëgg a waxtaan nag moom nag ci combat bi passé le 4 avril diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 1 parce que ñëwoon na fi temps yi la passé mu am lu ñu ci waxoon lu mu ko waxoon ci combat boobu ak par rapport ni combat bi jeexee mu wax lan la ci xalaat waxtaan tamit ak moom ci face to face bi joxonte diggante Modou Lo ak Ama Baldé te mujjul am mu joxe ci xalaatam ak tamit lañ solution lañ mën a teg pour éviter kii yu mel noonu maanaam yàqu-yàqu yu mel noonu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ngi si taan ñu dugg si waxtaan bi. suñu xaar bi ziar naa waaw fay naa la waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant sëñ Mountakha Khadimu Rasul Mbàkke Balaye sa yàlla na fi yàgg te wér di sant sëñ Modou Habib mi nga xam mooy buntu ci suñu sëñ Touba di sant tamit ki nga xamante ni mooy sëñ Bass Abdou Khadar di sant tamit sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaa di sant ñëpp di gërëm samay xarit yi nga xamante moom la ma yàlla booleel ku ci mel ni Pape Mayel directeur kooku xam nga ne naxul Macky Sall joxuñu ko directeur rek muy def la ko neex boo duggee ci aéroport Léopold di nga xam ni entretien bi wax dëgg yàlla ngàcce nga laa ma Pape Mayel yàlla na la yàlla taxaw goro ngeen noonu pire di nuyu Matar Ba monsieur le ministre jigadiwuñu def na la tuuba làmb ubbi kon Matar Ba ñëpp la bëgg ñu ngi lay ñaanal jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm di gërëm Mbaye Sarr Sénégal Tour mi nga xamante ne tey su ma nekkul semence moom moo tax ginnaaw yàlla Mbaye Sarr Sénégal Tour maa ngi koy nuyu di nuyu sama directeur Fallou Sarr di nuyu Mbagnick Diop suus di nuyu ñi nga xamante ni mooy Alou Ndoye mu Alou Ndoye mi nga xamante ni mooy Alou Ndoye mu Wally Seck yow jàppoo Wally Seck di ko nax da nga koo jël bàyyoo ko doomoo ko Alou yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal ci samay kilifa la bokk di gërëm ñi nga xamante dañ may taxaw yëpp xam nga franchement di gërëm ñoom Modou Khoule ñu dugg ci làmb ji nag waaw. am na solo bi 4 avril moo waroon dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers combat bi bëri nañ ci avant ñu ngi bëri nag ñëwoon naa fi am loo ma waxoon ci combat bi lan ma waxoon noonu ak li nga gis ci combat bi est-ce que amoo ci déception. non amoo ci déception sax xam nga waxoon naa la ci 4 mbër yi ñu njëkk a dugg si laa gis mais damaa gis coow topp Eumeu Sène coow li topp Eumeu Sène nag Eumeu Sène dafa daanu mel ni moo daan dañ jox ko la victoire mel ni Eumeu Sène moo daan ndax ku ñëw làmb ja rek am nga déception bu ñu waxante dëgg rek ndax buñ la fayee fay sa nawle yow nga taxaw wax ju rëy ji nga wax ne kii li ma ko xamal ah su ma ko waxee ay mbokkam bakku ñëpp na déetuwaay nga ni mag la critiqué wu ma de damay wax rek te yàlla tax nga taxaw ni mag la mu daan la benn yoon ngeen bëriwaat match nul mu mayaat la chance 3e fois mu mayaat la chance 2 fois ndax bëri ngeen mu daan la may la chance ngeen match nul ngeen ñëwaat mu mayaat la chance 3e fois wax dëgg yàlla day man de su doon sama poulain du ma bëree noonu damay ñëw xeex dox ci kawam xeex bëri daan lu ma am jël waaye bëri woo dóoroo yàccoo lu dul yóbbu ko ardo ñëwaat taxaw wax dëgg yàlla Lac de Guiers man sa mag laa sa xarit laa maa ngi lay digal leen du question nag dara moo tax ma di la ko wax ndax bëgguma tooñ mais nii ngay bëree tey ñun axlu lamb boo jëloon roi bi yaakaar naa ni lamb du ubbeeku ndax yow kon doo daan kenn dootoo daan kenn dootu la daan roi bi mën naa nekk ci yow ba maxe te loolu soxlawuñ ko li ñu bëgg mooy mbër muy ñëw di def action ndax koroog billet 100000 lañ fay lamb ji fees del xam nga bu loon teeg Modou Anta ak Diène Kairé ak 2e combat yi ñooñu seen passe du jar dara dama bëgg daal nga changé waat stratégie am naa ci déception boobu ñu bëri nag ñu ngi naan tey lamb ji ñu ngi waroon tuddee bu Balla Gaye bi ak Bombardier moom la ñu waroon tuddee moom la ñu ko waroon tuddee président la ñu ko waroon tuddee wala bu Modou Lo Ama Baldé loolu lépp ci ñaari comportement bëri la quoi mais Eumeu Sène ku xool korog xam lamb Eumeu Sène dañ ko jekku ci physique dañ ko jekku ci doole jekku ko ci mystique. am nañu wax dañ ko jekku ci mystique kon seet. non loolu dafa am sax boo xoolee Eumeu Sène xam ni dañ ko jekku mais nag li tax ñu jekku ko li ma lay wax ni professionnel dafa baax ci nit droite ba mu doon yóbbu sa waay looloo ko jaaxal te loolu yëpp xëy na ay tettal la mais Eumeu Sène comme ñam na ko mu neex mu fay dem mais ñi ngi wax Lac de Guiers daal mu changé waat comportement am ci làmb ndax bi mooy 4e match nul te bu yàggee day dem ba say supporter ak match nul lañ ko jox moom lañ jox victoire par avertissement. waaw xam nga comme ni boo déggee ñu ne match nul sax xam nga mooy combat bi ñëpp dañu bëggoon mu egg nañu waxante dëgg rek xam nga ñëpp dañu bëggoon mu egg mais xëy na tamit nii la ko yàlla tudde di féliciter Gaston di leen féliciter ñoom ñaar ñëpp moom pour man dama bëgg mu changer stratégie rek xam nga ndax moom njool la am na doole te ñàkku la mën a bëre mais pourquoi lu ko tere comme mbër yi dox ci kaw moom du dox ci kaw mbër yi na dox ci kaw mbër yi Lac de Guiers noonu la daan dem
mais nii mu commencé ñu koy wax nii baaxul quoi. mais dafa am bi lu ma seetlu parce que bu ma xoolee Modou Lo daan na la dëgër par point par avertissement ma xool Balla Gaye aussi ak Gris Bordeaux par avertissement la jeexee la dëgër Eumeu Sène bu barki démb bi par avertissement la jeexee léegi lu tax Eumeu Sène victoire yi Modou Lo boobu ak Balla Gaye boobu critiqué wuñ ko comme ni ñu critiqué victoire la dëgër démb bi. mais seetaan nga ñaari lamb yooyu Gris Bordeaux Balla Gaye dañoo xeex ba ni sip Gris Bordeaux doo jëli ko Balla Gaye doo jëli ko ñu bëri jarganalu korok bu ñu àtte woon sax ne leen dem leen ñibbi sax amateurs yi kontaan nañ mais imaginez nga fay sa billet ñaar fukki junni wala 25000 nga ñëw ci lamb ji gisoo dara lu dul ñaari ponkal yu pesé ay 140 kilos am na yenn xaalis sax boo ko lekkee àq lay doon xam nga di posé 150 kilos xaw ma 140 kilos te yow dóoroo fayoo paasoo mattewoo wax dëgg yàlla loolu kenn séentu ko ci bëri xam nga boo dee seet Eumeu Sène boo dee seet Gris Bordeaux Balla Gaye ngàcce nga lamb dañoo bëre bu leer nañ xeex ba ardo am ci mais bii nag ardo rek a ci am mais leneen amu ci song mu baax sax amu ci kon looloo tax amateur yi mer di yuuxu loolu la. léegi ñaari bëre pour yow kan moo ci téye boppam. non amul kenn. am na ñu wax ne ñun naa ñëpp dañoo Eumeu Sène na bëreewul ni combat bi. waa léegi boo daanee nit ki nga jugee ci défaite kii jugee ci victoire léegi da ngay ñëw asaaloo sa combat comme Lac de Guiers moo doon wax moom moo féetoon di wax kay bu arbitre ba jël entraîneur Eumeu Sène indi ko ci boppam kay kooku moo war a appliquer comme nee na Eumeu Sène mag la man bu ma xamee ni mag nga may bëre ak yow damay dox ci sa kaw duuma la jàpp la daan la lu ma am jël man de noonu lay doxalee samay ñaanuma yàlla samay mbër di am victoire yu mel nii ñaanuma ko yàlla man waaw ñaanuma yàlla mukk samay mbër di am victoire yu mel nii bëgguma ko. kon da nga gis ni mu bëree loolu yoon la. non noonu la mën a bëree Eumeu Sène déggul ma la korog lu mu defoon rek yàq ko dama seetlu contre Papa Sow moo songu Lac de Guiers plaqué ko da ngay seet rek Lac de Guiers presque action yu bëri ci biir xeex bi boo dawee jël ko ci lay doog a appliqué man dama bëgg muy appliqué avant action di am waaw. ok am na solo mais entraîneur yi aussi bu mbër tolloo ci moment boobu noonu est-ce que loolu ci entraîneur yi amuñu ci part de responsabilité wu ñëw wax ak mbër bi. waaw part de responsabilité bu rëy xam nga ndax man ba ma gisee ñu joxe ay avertissement ci kaw tribune bi laajal ñi ma toogoon laa ne tey gisuma jëllu quoi xam nga mais entraîneur ñu ngi koy soxlaa ci ay deuxième avertissement wala premier avertissement foofu ngay gisee ay buntu mais mbër yi dañoo deful dara loo xamante ni entraîneur war na cee wax songuñu defuñu dara lu leewaatoo nekk fa naan nii loolu xam nga loolu ban entraîneur lu mu ciy wax kuy posé 140 kilos ñu fay la ay millions xam nga muy sa métier dañ cee war di waree fulla ak fayda xam nga ndax amateurs yi ànduñoo kenn lu dul kii bëre kii ñëw di bëre xam nga di def effort même bu ñu la dee daan sax ñu won ni yow miy garmi nga quoi waaye daanoo ne kenn du ma daan kenn du ma daan te duñ ma daan wax dëgg yàlla loolu kenn àndu ci waaw. ok léegi moom ban adversaire nga ko gisal Eumeu Sène comme Lac de Guiers yëpp. ah ñu jox ko courant. courant lañ koy jox. ak Gris nga wax courant. ah déet comme moom batterie bu fay la Lac de Guiers tekkee courant la ñu jox leen ñu maasante rek pour man loolu laa gis ñoom ñaar waaw batterie bu fay ak courant kay bu ndajee ndax sa batterie bu faatee da ngay ut batterie ñëw ñu maas la courant mu tàkk comme nag loolu lu xam nga maa ngi nuyu Gris sama gaañ la waaw xam nga loolu laa gis ñoom ñaar xam nga te combat boobu am na nu muy demee sax boo ko tëggee goo mën di nga gis ay sponsor xam nga xanaa waaw. non c'est parce que xam nga li tax ndax lat fi mu ne nii am na victoire mais drapeau président de la république muy Macky Sall soo koy jël war nga ko jël ci anam yoo xamante ni boo ko jëlee ba pare mën nga jàpp benn jour ut audience ñu utal audience nga def ci président mais tey bu demoon ci président lu muy wax bëri nañ mais par abandon laa ko daane xam nga loolu tamit loolu duy wax nañ wax dëgg ndax loolu la fa mën a wax bëri nañ mais par abandon laa ko daane par décision de arbitre xam nga mais loolu président booy bëreeg moom booy jël drapeau ku mel ni suñu président Macky Sall ngay bëreeg moom premier de la nation dañ ci war a jumbat sa fulla ak sa fayda di ñaanal nag président bi ñu tuddee woon drapeau bi di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla lii nga xamante ni ci la jublu pour jàppale ndaw yi Sénégal yàlla na ko yàlla def mu réussir ci te bépp kilifa boo xamante ni teg nañ ci yow xaalis pour nga jox ko ci ndaw yi boo ci lekkee dërëm yàlla na doon sa bàmmeel. am na solo ñu jeexale bi dernière question rek ci combat bi Lac de Guiers Eumeu Sène tey ci carrière Lac de Guiers yëpp man combat am la bëre nga seetaan combat bi xam ne ni mu bëree ci combat boobu su ko bëri woon ci combat bi noonu la waroon bëree ci combat bi nii. contre Eumeu Sène bu njëkk ba bu mujj bi deuxième bi boobu dafa ñëw xeex bëre gis ngeen combat boobu
bu njëkk ba la. non waaw xam nga dañoo xeex bëre loolu ku ne gis na ko mais loolu la waroon indi xëy na nag lam ñam ci boole ba gis ci Eumeu Sène xëy na moo taxit attaqué wul man li may wax ne ay critique dama koy wax rek pour mu xam ni dafa bokk ci làmb mu changé doxalin ndax mbër la dafa bokk ci ku naan ci bokk ci gétt gi naan ci meew mi mais nag combat boobu laa gis ni bëri na bëre boo xamante ni ñëpp kontaan nañ xam nga contre Yékini bi mu ñëwee dafa imposé jàpp daan mais pourquoi nag ngay bëreeg yow la ngay bëreeg Eumeu Sène attaqué woo ko songoo ko jëloo tànk bi defoo dara lu dul yow yi nga bëri yëpp Eumeu Sène mooy daw jëli la xam nga Eumeu Sène nag ngàcce ngalaama wax dëgg yàlla ngàcce ngalaama. dégg naa ci ay waxam mu ne estafam ñoo ko téye. waaw dañ ko téye ndax xam la tax ñu téye ko kee mooy wut si revanche gis nga nit booy ut si revanche booy jël si revanche comme gaynde nga war a mel da nga war a ñëw yan sa adversaire loo xamante ni attanu ko bu ko defee nit ñi xam ne kii kat daanoon na la mais mënu la mais fi mu ne nii ñëpp jàpp nañu ne Eumeu Sène léegi moo mën la dëgër man loolu laa gis waaw. loolu nga gis mais aussi est-ce que jàppoon na Lac de Guiers parce que mi ngi expliqué na dafa am blessure ci loxo est-ce que nekkoon na aussi blessure boobu noonu xaw na koo handicapé ci combat bi. sa waay dañ waxante dëgg blessure ci loxo ak dóor yi mu doon dóor yëpp di bàyyi muy dem di baare loxo yi toll ni baraay toll ni loxo yi Eumeu Sène nga di ko baare ne sax da ngaa am blessure ci loxo loolu wax ji yàqu la rek c'est que nag dëkk bi nag boo dee wax dëgg nag dañ lay mere xam nga moom na wax ni mu bëree baaxul na def réunion de critique seetaanaat combat bi xool li nga xamante ni moo ci ay faayam mu bañ bu ëllëgee loolu mu defaat ko réunion de critique dafa am ci combat yi moment yu mel nii su ngeen bëree échec am ci da ngay def réunion de critique au sa staff ngeen toog ñu xool ni kat combat Eumeu Sène bi lan moo ci bon ñu jël ko bàyyi ko lu baax li ñu téye ko yokk géem a xool leneen luñ ci yokk mais tant que mi ngi bëree nii tant que mi ngi bëree nii ay supporters am sax ñooy njëkk a découragé waaw. am na solo jaajëf.